jaajëfate man la de Henry Poupa Cissé radio yaa ngi déglu suñu kër radio. yéen ñi di déglu rajo sunu kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. Sunuker.com. Sunuker.com. Welcome to Sunuker.com. L'info autrement. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international l'Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. Mbokk yi lii di émission bu bees tàq l'info autrement di émission bi nga xamante ni Radio Sunuker ak sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. Mbokk yi Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa l'Amazon international la Linguère nationale di émission bu amul fenn émission bu leen di dëgtal xew-xewu bés bi dañuy faral di wax naan picc ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf loolu moo waral Sunuker compétence bu ñu ko xamee indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement. Bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype rajo Sunuker. L'info autrement du fenn fudul fii si Sunuker ci kër gi la maison mooy bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre. loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment kii ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xamu ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii ñoo fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. mu ne ko président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon
kon loolu de wax dëgg yàlla xam dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di lundi le 22 novembre 2021 ñu déglu lii génn ci yenn kaay li ëttu yenn kaay yi xëyee tey ngeen koy am bés bu yàlla sàkk fii nii ci rajo suñu kër FM ci www.suñukër.com ci biir émission bi di l'info autrement altine jàpp alxemes bu 16h jotee li ci yenn kaay yi ñu fas yéene ci ànd ak Mouhamadou Junior Cissé. te leen ak jàmm mbaa yéen a nga ca réewub Sénégal kañ doon na réew boo xamante ni ci wàllub démocratie royukaay la li nu mel doon ay kàddub Anthony Blinken doon secrétaire d'état bu réew Amérique moom moomee Blinken ci tukkib nemmeeku bi mu doon amal ci diwaanu Afrique daal dina yegg si ba réew Sénégal ci ay kàddoom ci biir yéenekaay bi di Le Quotidien mu ñuy xamal ne Sénégal ab réewu démocratie boo xamante ni démocratie bu mucc ayib la dem ba ciy teg naan njiitu réew mi Macky Sall dafa gëm lii di constitution wu réewam moom moo tax ba réew Sénégal bariwuñ ay jafe-jafe ñeel lu jëm ci wàllu démocratie yéenekaay bi di Le Soleil national di ñëwaat ci tukkib nemmeeku bu Anthony Blinken doon secrétaire d'état bu réewub Amérique ak koppar gi nga xamante ni mi ngi toll ci 580 milliards ñu fas yéene kaa dugal ci biir réew mi di Sénégal ñu daal di xaatim lu toll si ñeenti accord modèle démocratie bu Sénégal bi tamit daal dinañ koy saluer lu jëm ci wàllu souveraineté bi ñeel mbirub garab yi ci biir Sénégal kii di Anthony Blinken daal dinay rafetlu bu baax a baax liggéeyu Institut Pasteur ak vaccin yi nga xamante ni ñu ngi koy amal fii ci mim réew yéenekaay bi di La Tribune naan ñu Anthony Blinken kañ bàyyiwul dara jóge ci bonne gouvernance ba ci état de droit yéenekaay bi di La Tribune naan ñu Anthony Blinken kañ dafa ŋàññi bu baax a baax doxalinu nguur bi ndax jàppal jóge ci bonne gouvernance ba ci état de droit Blinken daal dinay critiquer violence politique yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci mim réew intimidation yi ba ci corruption yu ñeel électeurs yi li nu mel tax ba waa États-Unis daal di amal ab prime boo xamante ni daal dinañ koy jagleel réewub Sénégal ngir rek ñu gën a ñoŋal li nga xamante ni moom moo di politique bi mbiru politique yéenekaay bi di Vox Populi mi ngi ci xëy niki tey di jox kàddu ki nga xamante ne moom moo di Barthélémy Dias ci investiture am biñ ko doon amal niki démb ñeel ville bu Ndakaaru moom Barthélémy Dias nee na élection du am niki ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2022 bii ñu dëgmal wante ay formalité rek la ñuy remplir ndax maire bu Ndakaaru moom Barthélémy Dias daal dina koy jël téye ko ci poosam bu yàgg démb tey soor a ñëw yéenekaay bi di réew mi quotidien naan ñu démb ci meeting d'investiture bi kañ daal dinay jéggi dayo ndax ay nit ñu bare bari ñoom ñoo jóge ci ay gox yu fasantikoo ci diwaanu Ndakaaru ñëw jàppale ñii di waa Yewwi Askan Wi rawatina kii di Barthélémy Dias mu mel ni que ni kañ lamb ji sàjj na ci diggante Barthélémy Dias ak ay naataangoom ñi muy xëccool mairie bu Ndakaaru yéenekaay bi di Sud Quotidien naan ñu Yewwi Askan Wi kañ daal dina ñuy amal seen task force maanaam ci gàttal wone seen bopp waaye itamit seen taxawaay ñeel li nga xamante ni moom moo di violence yi am violence yooyee sax yéenekaay bi di Les Échos daal dina ciy ñëw ci ay kàddoom moom Ousmane Sonko daal dinay xam ne du signé benn charte boo xamante ni dafa jëm ci non violence ndax jàppal suñ ko defee dana am ñoo xamante ni noo mënti def ñu daal di leen di tendance daal di leen di jéem a song te bu boobaa du mën a dellusiwaat yoo xam ne waral ba moom moomee di Ousmane Sonko pare pour defanteeg nguur gi yéenekaay bi di L'As Quotidien nañu lu ñeel appelu nitu diine yi faree ci diwaan bu Sénégal Ousmane Sonko daal dina koy rejeté ndax moom moomee di Ousmane Sonko nee na signéwul benn yoon ab charte non violence politique ba tey ak yéenekaay bi di Le Mandat di jox kàddu kii di Mamadou Massaly mu daal di yëkk lu mel ni xeme maire bu diwaan wu Thiès moom moomee jàpp na ni ñu yore diwaan bi dara doxu si waaye itamit maire ba ay mbokkam la daal di jël ku nekk mu daal di lay compal bàyyi askan wa ca des lu nu mel tax ba moom moomee di Mamadou Massaly pare na ngir déjjati fi Talla Sylla yéenekaay bi di La Dépêche daal di xëy ci élection locale yi ñeel diwaanu Kaolack
ak kii doonoon fi député di El Hadj Malick Gueye yéenekaay bi ni ñu xamal daal dinay fekk ji coalition bu ànd nawle ànd liggéey moom Malick Gueye niki samedi bi daal dinay fësal taxawaayam ngir jàppale Ahmed Youssouf Bengelloune ak kii di Serigne Mboup mu mel ni que ni El Hadj Malick Gueye daal dinay gedd Benno Bokk Yaakaar ci investiture yu nu jëm ndax xelam xalaatul mu jàppale Mouhamadou Ndiaye Rahma coowal politique réseaux sociaux yi ba ci sax jikko yi nga xamante ni askan wi ñu ngi koy am jamono ji tey yéenekaay bi di Walf Quotidien mi ngi jox kàddu kii di xalif général bu Medina Baye Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass di ñëwaat ci nekkinu askan wi waaye tamit ani ban comportement lañ war a adopté ba ci sax langu politique gi lan moo war a doon seen doxalin yéenekaay bi di Direct News di ñëwaat ci tukkib xalif général bu Medina Baye ak kàddu yi nga xamante ni moom njiitu réew mi Macky Sall daal dina ko yëkkati keroog ba mu demee seeti xalif ba mi ngi koy xam ne daañu diggee li ñu wax ba noppi daañu leen jàppale ci projet yi nga xamante ni diwaan wu Medina Baye daal dina koy am xalif bi daal di koy dénk ñu daal di ànd ak dal ba noppi yërëm ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askanu sunu gaal yéenekaay bi di La Dépêche naan ñu wisitu xalif ba ca diwaanu Ndakaaru kañ ñii di homme politique yi dañ fa doon jaabante ku génn jox sa morom ngir sàkku ci xalif bi ñaan waaye tamit ay digle yéenekaay bi du L'Observateur niki tey daal dinay xëy ci mbiru présumé viol ak grossesse di Miss Sénégal 2020 kii di Amina Badiane daal dinay déposer ab plainte ci kanamu procureur ba mu mel ni que ni coow li du yem fii ndax révélation yi nga xamante ne ancienne Miss Labado bi daal dina koy def daal dinay jéggi dayoo yéenekaay bii di La Tribune naan ñu gannaaw Miss Labado kii di Adji Sarr moom it daal dinay génn ci ruqam sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall mu jël matuwaay yu mat sëkk ñeel viol bi nga xamante ni def nañ ko ci Fatima Dione Miss Sénégal 2020 ndax mbir viol dafa métti lool ndax doon na loo xamante ni dund na ko te ku nekk mi ngi ko doon ŋàññi mu ngoog lu am rek ku nekk jaar ci waxaale ci soxla. asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen baalu àq di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di sant sunu borom bi mu ñu mayee ñu fekkee beneen bis toog fii di faram-fàccee les faits saillants de l'actualité nationale et internationale soxna Rama ñëwul ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm mook njabootam di nuyu aussi Ahmadou Diop ak sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Europe ñi nekk Amérique ñi nekk Afrique di ñu déglu ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di fas yéene waxtaane nag li nga xamante ne ci week-end bi moo fi xew xam nga fu mu toll ni fi ñu toll ci Sénégal affaire politique la waaye aussi affaire problème sociaux la affaire mœurs la coow li fu mu toll nii nee na xur ci réew moo xamante ne dafa am influence ci sous-région bi ci mbirum géopolitique africaine daf ci am doole lool ba réew yi dañ koy sóoraale réew yu mag yi xam nga réew yu mag yi dañoo mel ni ay requin jën yu ndaw moo gën a neex ci ñoom surtout bu jën yi ndaw yu bare gis ngeen fii ci semaine bi nu génn ki nga xamante ne moom moo jiite mbirum diplomatie réewu Amérique dafa tàmbali moom it di def ay voyage yu bari tànn ñetti dëkk xëy na sax dina ko ëpp bu noppee ndax ñoom progressivement la ñuy def seeni liggéey te duñu ci boole ak ay wax ndax danoo yore seeni koppar te yàlla mooy koo xamante ne moom ni mu distribuer ay mbiram moom rek moo ko xam ni mu koy defee mooy seet ku ci nekk lan mooy sa wërsëg mu jox la ko li mu la xañ am na keneen kum ko jox ba tax nit ku ci nekk
li mu ñu digal di rafetal suñu diggante ni nga xam ne noonu la ñu war a comporté woo te sunna andil ñu ko sax boo ko xoolee ci biir dafay rafetal diggante nit ñi ci ñoom ci seeni biir bu ko defee parce que ku ci nekk soo rafetalee rek li nga soxla dana jóge feneen ci beneen loxo ñëw ci loxo moo gën ci sa loxo moo gën nga koy compliquer lu mu yàgg-yàgg dina ñëw ci yow waaye nag dana jaar da nga ci am ay nattu soo bëggee nag nattu yu yomb da ngay rafetal moo tax bu ñu ne boo meree ñu ne la nga noppi moo waral bu ñu la tooñee nga baal noonu la defaralee communauté yi ñu am ay ressources lu ñu pauvre mu jox leen ay ressources yoo xamante ne ñeneen ñi lu ñu riche dañ leen di soxla ku ci nekk di soxla sa morom noonu la demee tey ba nga xam ne les grandes puissances économiques saa yu leen yàlla dimbalee ba seen réew yëg ca kaw ak industrialisation yi ñuy développé mbirum technologie yi ñuy développé dañuy soxla toujours ñi nga xam ne ñoo leen gën a inférieur sur le plan économique ñuy négocier ñooñu naka lañ leen di boolee ba mën leen a exploiter en groupe waaye ñun bu ñu xamoon li nga xam ne yàlla moom la ñu defal dinañu mën a teg ay exigences ñun tamit pour le minimum pour ñu mën a survivre ñun tamit ñu demander ko looloo waral tey ñu mel ni Union européenne bi ñu demee ba nga xamante ne individuellement ku ci nekk pays africain ya nga doon exploité mënatuloo koo def dañoo booloo ñoom seen bopp booloo wuñu parce que dañoo bëgg a juboo boo demoon seen biir xool li ñuy yàkkante wala nga seetaan seen parlement yi bu ñuy def en ligne ni ñuy xuloowee seen biir waa Belgique jubawuñu ak waa France jubawuñu ak waa Italie ku ci nekk di duut baaraam sa morom moo lay wan ne seen booloo bi c'est pour mieux se positionner sur le plan économique ba ñoom seen population ñu mën leen di jox li ñu soxla pour ñu mën a peser sur la balance ndax États-Unis 50 états la am na armée bu dëgër am na ñoo xam ne sax bu Amérique di wax ak ñoom dañoo defe ne bu ñu nee non Amérique daf leen di indil ay guerre wala bu ñu nee non Amérique fenal leen duma leen wala mu sanctionné leen moo tax lu ñu leen wax rek la ñuy def moo tax Chine fu mu toll nii songu Afrique ne comme que France ak ñeneen ñi dañoo jël Afrique de l'Ouest bàyyi ma dem Afrique de l'Est ak jéem a ñuux tuuti jëm ci sud bi Indiens yi ñoom boo demee ci Afrique du Sud dëkk yooyu yëpp pénétré nañ ko ak seeni sur l'aspect économique la ñu ko defee commerce yëpp ñoo ko occupé dañoo dem ba seen population yi dañoo jaxasoog waa réew yooyu boo demee Afrique du Sud tey da nga fay gis indien yoo xamante ne ay africain lañu waaye boo leen xoolee xam ne d'origine indienne ñëpp a ngi bëgg a song Afrique Amérique tamit daf cee bëgg parce que amu ci colonie waaye bëgg na ci te ci mbirum bonne gouvernance rek la koy jaaree Russie tamit du gis ngeen ko yéen a ngi koy dégg ci diggante Malek ak Guinée ndax ñooñu dañ leen di waa CEDEAO dañ leen a bëgg a sanctionné di leen andi ay problème ñoom ñu jege Russie looloo fi mos a xew guerre froide mosut a jeex te li tax guerre froide mosut a jeex moo lay wan ne ces puissances économiques ba léegi nii ñii taatu bi ñu ngi ci ñun nag ba léegi yewuñu ñun créé wuñu benn pôle boo xamante ne mooy pôle buy exiger suñu indépendance totale indépendance économique liggéey suñu biir ñun ñi néew doole ba bu ëllëgee ñu def comme Union européenne mën a wax ak ñoom d'égal à égal ñun nekkuñu ci loolu dañu naan bañ nañu France rek nañu dem Russe wala bañ nañu Chinois yi rek nañu dem ci américains yi ku ci nekk yaakaar na yow boo demee ci benn puissance économique bu la uuf yow dóor mucc nga ci noonu lañ ko yaakaaree ñu ñuy may ay computer rek di ñu tabaxal ay stade ak ba pare di ñu utiliser ci noo xamante ne ñun bu ñu ko defoonal suñu bopp dem suñu yoon te réew yooyu ngay gis yëpp kat boo ci dem
ñu ngi bafouer les droits de l'homme réew moo ci dem seen compatriotes yoo xamante ne wute nañu ñoom ak ñoom ay couleur de la peau ñu ngi leen di néewal doole ci réew yooyu te kenn mosu koo wax boo demee Chine am na ñu koy def foofu noonu waaw boo demee Europe la même chose boo ñëwee Amérique fii la waalo gën a aaye te pourtant ñoom ñooy yónni seeni missionnaire ñu ñëw di la wax naan la nekkuloo ci bonne gouvernance moo tax Blinken ñëw ca Sénégal ñu interviewé ko muy wax Macky Sall nitu démocrate la te yaakaar na ne mbirum 3e mandat yi ñuy wax nii ci réewu Afrique yi mu créé ay problème daanaka yooyu du ci dugg quoi parce que yooyu ay bassesse la te yaakaar na ne du ci dugg c'est bien comme discours te mën na doon loo xamante ne dina ko dissuader ba parce que ñoom waaw góoru tubaab moo leen gënal waaw góoru xalif généraux yi wala les régulateurs sociaux yi nekk suñu réew yi waaw góoru américain dafa rëy ci ñoom moo tax seen waaw góor dinañu espérer loo que ni du tax muy def yëfu dof wala yëfu foqale ba ne day demander 3e mandat andi réew mi ci situation boo xamante ne ce sera irréparable man toujours loolu lay ñaan ñu bañ a yegg ci situation boobu moo tax waaw góor bi ko waa ji wax ne yaakaar naa du ko def dina am impact bu mag ci moom ndax benn américain la am na fi ay bien am na fi ay kër ay njabootam fii la ñu dëkk fii la ñuy jàngee te ay américain la ñu jabaram américaine la donc loolu dina am lu muy jouer moo tax waaw góor bii man bokk na ci waaw góor yi ma gën a apprécier ndax waa ji waaw góor yooyu lay déglu xam nga li tax may wax loolu mooy gis nga ñun ñi nga xamante ne ñëpp ñoom la ñu def héros ci suñu réew mi mooy ñi nga xamante ne occidentaux yi dañu ne leen waaw góor te Sékou Touré daf doon wax ne la su la tubaab yi ne waaw góor rek c'est parce que yaa ngi lor say réew ci benn côté pour di leen ko avantager waaye bis bu la Occident ne baaxuloo xoolal ñuy wax ñëpp ay dictateur lañu ba jaara ca jaxase leen ak seen waa réew ba ñu rey leen xool leen rek ci biir Afrique ñooñu ñooy les vrais patriotes parce que bu boobaa ñoom guerre médiatique la ñuy def bañ na ko ba américain su lay def mbirum saay-saay li muy njëkk a def mooy dañoo am seeni média yoo xamante ne ça dépend kan nga joteel ñooñu dañoo yore média xam nga ñun Sénégal xamuñu loolu gis nga fii organisme boo fi gis rek am na site internet am seeni intérêt bu nekkee en jeu seen média yooyu la ñuy utiliser comme moyen de pression pour yàq der bu dee président bi moo leen ko teg noonu la ñuy yàqee deram te duñ ci dellu ginnaaw moo tax bu ñu la bëggee indil problème seen média yooyu la ñuy jaar wili pande la yàq sa der ba mu yàqu lynchage médiatique fii la fekk baax buñ ko defee noonu ba pare nag ba nga xam ne ku ko liir rek bala ñu lay doog a éliminer ci la ñuy amee droit de vie et de mort ci yow loolu ñi dëkk fi yëpp xam nañu ko da ngay ñaan yàlla rek bul am ak ñoom problème danga koy ñaan yàlla ndax ay seytaane ñoo ci ëpp noonu la ñu def nag sunu président yi jaxase leen xoolal tey la xew Irak nga xam ne dañoo diaboliser Saddam Hussein ba ñëpp defe ne ab dëmm la ñu koy doog a song exécuter ko li ñu doon wax yëpp gisuñu ci dara li ñu doon wax ne moom la doon def te pourtant seen collaborateur la woon une fois mais bis bu ñu paree ci yow wala nga ne leen non boo xamante ne seen intérêt dëggantaan njaay sur le plan géopolitique ak ci sous région bi fi nga féetee dina leen yàqal rek noonu lañu lay def xoolal Kadhafi xoolal ñeneen ñi ñuy ji ñëpp ne dañoo violent ba ci Nelson Mandela bi ñu koy bàyyi bi ñu koy dindi ci listu ñi nga xam ne ay terroriste lañu ak bi muy dee matul juróomi at waaw matu ko biñ ko ciy dindi
waaw ndax jàpp nañu ne xeex bi mu doon def lépp pour libérer son peuple moom mbirum terrorisme la mais ñoom bu ñu lay attaqué di sàcc sa ay ressources naturelles wala di créer ay coup d'état wala di créer insécurité ci sa réew ñoom occidentaux yi du ñu woowee loolu terrorisme te loolu mooy du vrai terrorisme noonu la ñu koy defee bu ko defee nag après nag ñu jaxase la ak nit ñi nag ba nga xamante ne yow bu ñu lay dóor doo am ku la xeexle mais boo amee ku la xeexle duñ la mos a gaaw a laal dañuy toog rek di yàq sa der nag jëmale ko nag ay at ñoom nag dañoo patient xam nga ñun ñoo yàkkamti ñoom yàkkamtiwuñu dañuy patient di yàq sa der rek jëmale déwén naan dictateur la baaxul day rey ay nit accident yi lii wala laa di la jiiñ ba mu dajaloo toujours ngay perte ay éléments di perte ba ñu single out la ñu lay doog a exécuter waaw loolu nag mooy li nga xamante ne moo xew bërki démb ci Sénégal ba mu fa jugee dem yeneen i dëkk africain donc nañu jàpp ne lii impératif ci ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy jën yu sew yi moo doon ñu booloo su Côte d'Ivoire amee matière première boo xamante ne Sénégal soxna ko nañu ko jaay du ñu ci am buñ ko jaayee li nga xam ne moom lañ ci waroon jëlee buñ ko jaayee tubaab waaye buñ ko defee petit à petit avec les expatriés africains yi nekk bitim réew occuper ay fonctions yu doy waar ci bitim réew même bu ñu amulee benn pouvoir de décision xam nañu ni réew moomu di doxee xam nañu la fa xew bu ñu leen boolee ci cerek soow bi ci sunu réew yi bu yàggee ñu duuf mën a song le géant l'agresseur ndax ñoom seen intérêt gis nga ñoom du ñu xëccoo intérêt suñu xamee ne diw moo jël fii rek ñoom dem nañu feneen dem nañu fa ca des du ñu xuloo parce que ñoom bu ñuy xuloo bu ñuy cooki guerre mondiale la xool leen guerre mondiale yi fi am rek li ñuy woowee guerre mondiale ñoom ñoo doon xeex seen biir ah ñoom bu ñu xeexee seen biir rek guerre mondiale la ñun ñooy doon ñàkk fayda nag yi ñuy dajaloo ñuy dem di deewi ji quoi moo tax ñoom bëggatuñu guerre mondiale am seen intérêt lu ñu ci jote dañu koy négocier pendant ce temps ñun ñu ñuy pousser Sénégal ak Gambie du ñu juboo ku ci nekk di jaay indépendant sunu indépendance daal ñun ñu ngi koy wane bu fekkee ne ñun ñoo nekk ci sunu biir moo tax gis nga la xew barke dans la semaine ca Burkina Faso ca Kaya mu am benn convoi armée française boo xamante ne te gis nga lii nii dañ ko war a encourager mu sax parce que ñoom ñëpp a koy def nag gis nga fu mu toll ni Amérique bu bëggoon xeex beneen dëkk bi mu dendel lay wàcc ay bagaasam dawal ndànk dugg foofu dem xeexi ji duma ñi ñu war a duma dellu si waat dugal seeni kii dem France loolu lay def loolu la doon jéem a def Afrique bërki démb semaine bii ñu génn wàcce ay bagaasam ne day traversé di dem Niger wàcce ay Côte d'Ivoire ak fu nekk ñu wàcce fa di dawal jëm fi nga xamante ne foofu la ñu jëm pour am ñu duma ji yow naka ngay wàccee sa ay arme dem di rey ji yeneen ay africain bëgg laa bàyyi ngay traversé seeni dëkk pour dem rey ji yeneen africain nit ña ngi ci yeewu te gis nga réseaux sociaux yi moo tax su ma déggee ñu naan nañu contrôler réseaux sociaux yi yenn saay-saay yi nekk suñu réew mi ñu leen ci saaga dafa war a tax ñu contrôler loo xamante ne yéena des africains tey bu ma defoon fi benn émission en français ñëpp a koy mën a partager dans la sous-région dañ koy dégg su ma ko waxee olof sénégalais yëpp ñoo koy dégg mais bu ngeen fekkee da ngeen ko régulariser ñu pousser leen ne leen téye leen ko saaga yi ay saaga yu sew saaga fan lay takk nit ay affaire u taat kuy téye sa taat bàyyil keneen dem def lu ko neex ak taatam sa yoon new ci yow l'essentiel bul ko xool mais nag li ci gën a garaaw mooy xoolal ñi boo dugalee loo xamante ne mbirum taat la moom la ñuy gën a seetaan boo dugalee mbirum waaraate loolu moo leen intéressé dans leur subconscience yow boo gisee lu aram kay xam nga ne lii aram na baaxul mais bul jéem a dañ kumpa di découvrir lan moo ci nekk ba pare ngay doog a def sa jugement zappé ko xam ngeen site pornographie yi te demu leen fa kay xam ngeen ko maîtriser ngeen ko xam ngeen ko seen bopp te demu leen fa donc boo xoolee ci biir réseaux sociaux yi loo xamante ne
mbirum pornographique la wala mbirum saay-saay la mais zappé ko il faut zapper nit ñi li nga xam ne moom la ñu war a jàng seen life mooy naka ngay demee seetee l'information qui t'intéresse. Il faut savoir zapper les informations que tu juges inutiles. bul dañ kumpa ba nga xamante ne wala ngay bëgg def ay jugement de valeur ba bëgg a xam lan moo nekk ci mbir moo xam ne baaxul ba pare yow ngay doog a di wax keneen ne baaxul te xoolal ni nga dañee kumpa ba xool ko keneen koo ko jox keneen koo ko wax day dem seeti ko pour xam la ca nekk ba pare mu paasaat ko keneen noonu lay siiwee zappé boo ko zappé xamu loolu xew jéemal xam lu baax nga di ko wax di ci def ay jugement de valeur bu ko defee lu baax loolu siiw mais c'est l'intérêt bi ñu am ci mbir moomu moo waral nag après dañ koy jox buzz. Réseaux sociaux yi aidé na Afrique à se réveiller ñu ngi réveiller tuuti nag gars yi dañoo xaw a màndi ndax dose bi ñu jox dañu nekk ci état boo xam ne dose bi mu ngi fade away mais nag des na ci sunu yaram dafa mel ni boo naanee garab boo xam ne daf lay miir loo rek lu mu gën a dem mu yàgg rek après muy deñ sa yaram waaye gars yi ngi yeewu de ndax la xew ca kaaya dañoo dem ba nga xamante ne kiiwu français bi dafa def attaque di ñaan ne mu ngi ñaan africain yi nañu bàyyi convoi yooyu ñu dem quoi xaw ma benn chon la tudd xaw ma la kii benn ministre français la ah xam naa ñoom Ahmadou Diop xam nañu ko muy ñaan gars yi ne leen nañu bàyyi convoi ay convoi militaire nga def ci ay armes def ci ay grenade def ci lu ne def ci ay fital def ci ay commandant ay raykatu nit ay combattant ñun Afrique ñuy ñàkk fayda est-ce que ñun da ngeen a mës a gis armée française armée sénégalaise wala une armée africaine ñëw wàcce ay militaire ca Europe ne de wàcce ko Belgique ne day traversé dem France loolu ñeme nañ ko ñun mais pourquoi ñun ñu bëgg a ñàkk fayda ces pays là di wàcce ay seen militaire ci sunu réew ñun ñu nangu ko xam nga fa la domination bi tàmbalee man bu ma nekkoon président de la république billahi xam naa ne boo matul du ma fa yàgg waaye amul benn président bu nekk ci àddina booy ñëw di ma jox ay directives ma koy def même bu dee un jour laay def dinaa ne la non une fois waaw doog faa jóge parce que ay yeneen africain la ñuy utiliser contre yow waaye au moins nga bañ ñu xam ne lii bañal nga ko kenn du ñëw di wàcc sama suuf di agresser un autre pays africain du ma ko nangu d'ailleurs loolu moo tax man ku ma xaritool kenn du jaar ci man di dal sa kaw su ma ànd ak yow ku la dóor ma dóor ko maa la wax loolu man kay dañuy pare kay may doog a xam lan moo xew soo tooñee nag di nga dégg musiba yow waaye kenn du ànd ak man ñu di la dóor moo tax damay exiger ku ànd ak man boo defee lu dul yoon ma wax la ko moo tax bëri wu ma xarit am na ay xarit yoo xamante ne yu ma am dañuy mujj ñu jote ñu mujj bàyyi ma parce que su ma la fekkee ngay def lu dul yoon te mu leer ma ne man sama doole ak sama risque moom laa ci nar a àndal bu ma ànd ak yow faaw ma xeex ma wax la li ma lay wax bu ko defee nga mer soo meree je m'en fous nga dem ma dem noonu la moo gën nga ànd ak kenn ñu dóor ko pes ngay seet yow it fooy daw di jaar bañ ko la pes te mu nekk sa waay nga ne bëgg nga ko loolu mooy yoon di waxante dëgg mais ay bu waa Belgique jugee waa Hollande jug waa Chine jug Amérique jug dégg nga te Union européenne individuellement seen dëkk yi yu mel ni France dafa jug te France dooleem jëlewu ko fenn lu dul ci l'exploitation de l'Afrique francophone ñuy nangu ay nit di wàcc Niger wala Burkina Faso wala Bénin wala Côte d'Ivoire wala Sénégal ba ñuy dem Mali fii nii ñu ci bari wàcc nañu biir Sénégal dawal dem ñun nangu ko quoi ba pare ñu ne ñun dañoo am CEDEAO CEDEAO am na lu doy waar ak noonu CEDEAO sanctionnante suñu biir rek la ñu mën a koo ci gis muy gudd kaala bu génnee foofu ñemewul wax gars yi lu nit mën a dégg suñu biir rek man waxoon naa leen ay nit ñu ñuul bu ñu dajee
foofu ngay gën a gisee ay ngandalu boo ci indi benn tubaab ñëpp modeste parce que ñoom ñemewuñu tubaab boo ci indi benn tubaab rek ñëpp modeste mais boo leen boolee ñoom kese ku ci nekk di suq sa loos bi ci kaw mel ni gëléem bu tubaab ñëwee ñu nuur ko ci suuf ñu noonu la ñuy doxalee mais man yooyu bi ma ko gisee dama jekki-jekki di suivre affaire u Kaaya bi ma gis benn booy bu yore lance-pierre dóor drone bi te xool dañuy tiital kat indi ay drone di wër di xool ñaata nit lañu comme ça ñu mën ñoo rey kenn bañ koo yëg booy bi dóor ko lance-pierre mu daanu même bu fekkee amaat na yeneen drone yuy circuler envolé ci kaw mais li ñu war a bañ mooy ñoom ñuy wàcce ay militaire ci suñu biir dëkk yi pourquoi man loolu laa mënta comprendre ba tey quoi est-ce que ñun mënuñoo assurer suñu propre sécurité te ñu passé le milliard ñun nax ñu naan yow sa frontière fii la yam lii mooy armée sénégalaise lii mooy armée malienne lii mooy armée guinéenne jaxase ñu noonu suñu biir te France ñemewul wàcce ay militaire am biir Turquie ñuy dawal dugg feneen ñemewu koo def biir Belgique ñemewu ko def Hollande te amuñu ay yu ñuy signé yu ñu d'accord ñun ñu ñàkk fayda ñoom ñuy def ay milliers centaines de milliers de kilomètres di wàcce di dem di guerre ji ñun ñu nangu ko quoi mais ñun africain ñoo ko te kon bi ñu kon sax ci njiit yi ñu fal wala ñu nangu ñu jiite ñu lañu ko tàmbalee ñun foofu lañu ko tàmbalee moo tax mënuñoo wóolante suñu biir situation bi ñu nekk nii li ñu ko teg rek moom moo lay wan ne mooy ñàkk wóolante suñu biir yow tant que dóoruñu la rek xamuloo ne injustice amul tant que dóoruñu la affaire bi dal la yaa ngi defe ne injustice amul mais c'est un scandale lii xew nii c'est un scandale kuy bind ci loolu nga war a bind espérons que ni dina continuer que loolu ñu def Burkina Faso baare seen kii jël seen bagages yi sàcc ko te loolu c'est à encourager parce que tamit bu ñu jógee foofu beneen dëkk rek la ñu dem ñëpp ci war a wax nag mais ñëpp ñemewuñ cee wax gars yi di bind du ñu bind ci loolu parce que tamit boo dee toog naan da ngay attaquer benn président boo xamante ne président africain nga xam ne sa force mu ngi exister seulement parce que ci ñi mu ko jëmale mooy population seen population yu amul doole yi ngay agresser président boobu amul sax backup amul sax peuple bu ko mën a dimbali et moom il se dit que ni bu ma peuple bi du ñu ma jàppale donc bu ñu may dóor fii tamit di sumi sama tubay di ma dóor du ñoom ñoo may atte donc man dama leen du ma faalewu ma leen ñooñu tamit bu ñuy bind di leen attaqué amul sens France la ñu war a waxal France ñii intellectuel bind ci wala ñu wax ci bu ko ñëpp defoon parce que gis nga bi ñu commencé di xeex France naan France dégage dans l'Afrique francophone gis nga bi loolu xewee lan la Emmanuel Macron def Emmanuel Macron lan la def dafa dem dajale ay leader so-called leader nag activiste africain dajale leen di leen nax quoi parce que di seet ñan ñoo ci am complexe ñu nax leen quoi ñaan président France moo baax gis nga kii ni fekk xoolal notre manière de manipuler la bu ñëpp waxee France non armée française du toog parce que dafa mën a xeex ak Afrique yëpp nañu dem assurer seen sécurité en France et nous laisser te bu ñuy lijjanti suñu président yi di seet kan la ñu fay teg ñoom ñu génn ci bu ñu ko defoon léegi ñun ñu tànn ki gën ci ñun mais ñoom ñooy influencer jox doole ñoo xamante ne tey moo ñu yóbbu tey ci biir Sénégal boo seetlee mbirum jaay guerrier rek mooy doon un bon leader mbirum jaay guerrier pourquoi parce que da ngay am ñoo xam ne ñoo lay backup xool ngeen li xew ci élection Sénégal xoolal leader politique yëpp nga gis tey ñii nga xam ne ñoom la ñuy woowee tey leader bu Sénégal xool leen ku ci jaayul guerrier nekkuloo leader te gars yi seen jaay leader yëpp kat bañ a daanu rek lañ ci jublu de am nañu ay problème ci justice waaye bëgguñu ku leen juger boo leen wooyee sax ne leen signer leen charte de non violence duñ ko nangu parce que tamit xam nañu ne ñi jiite te di leen bëgg a appliquer
cette charte de non violence là ñoom ñu ngi def une violence mënoo catégorique ci blâme bi nga leen di def mënoo ci catégorique parce que ki nga xam ne moo indi violence ba toog bëgg indi violence bëgg fee yàgg di manipuler di jaxase di diviser am armée empêcher expression yi nga xam ne moom la nit ñi bëgg a am seen mécontentement kooku mu ngi ci violence ki leeralul dëkkam li nga xamante ne moom la institution yi wax ne ñaari mandat nga am mu ne nii oui nii non kooku mu ngi ci violence kiy tere manifestation yi mu ngi ci violence kiy yónni service secret yi ñuy focus ci ay nit di orienter la justice vers des opposants kooku mu ngi ci violence donc bu ñu la wooyee ne la kooku na la signer une charte de non violence saa waay loolu boo ko signé c'est parce que wéruloo loolu c'est justifié mais aussi au-delà de cela di nga xam ne kii aussi li tax mu bañ ko signé c'est parce que wóoluwul justice am te xam na ne tiitalaate ak violence moo waral ba tey moom jugé wuñ ko moo waral ba tey moom dencuñu ko donc pourquoi mu koy signé ñu jox la assurance ne la su ma la mbéjee doo fayu signeel léegi yow boo signé bu ñu la mbéjee li la ciy fekk mooy raw ndax da ngaa signé benn charte boo xam ne da nga ko damm da nga koo damm li la ciy dal mooy wuute donc nga bañ koo signé moom moo lay sauver ndax xam nga ni da nga nar a fayu buñ la laalee léegi nag Sénégal ak média yi ñu ngi ay coow yu bari ci mbirum Miss Sénégal Fatima Dione boo xamante ne dafa jële ëmb ci mbirum Miss Sénégal bi fu mu toll nii Miss yëpp génn nañu ndeysaan ñi nga xam ne sax nekkuñu woon Miss Sénégal mais nekk nañu Miss régional ñoom it génn nañu di setal seen der ndax xam nga affaire yi yàgg naa takk suuf gars yi di ci wax lu bari nit day nekk Miss sax nga gis yeneen Miss yi ne dañu koo faral xam nga concours tamit des fois noonu lay demee concours te doo mën a juger ne objectivement la ñu tànn beauté xam nga beauté moom dafa aléatoire quoi am na ñoo xamante ne fu mu toll nii boo leen laajoon ce qu'est la beauté buñ la defalee description rek ab tubaab ngay gis te ci sunu génération boobu moo ci raw ndax génération boo xam ne da ngay monter karaw monter xef sa sourcil yi da nga koy yokk wala nga wàññi ko wala nga déplacer ko fi mu la neexee soo ko mënulee nga jël ay rëdd wat ko ba pare def ci ay rëdd pour mu nekk place bi mu la neexee sa tuñ yi da ngay dem ñu pikiir ko mu gonflé waaw pour que nga nuroog yeneen peuple te peuple yi nuroowuñu yàlla moo mën a bind te moom lu mu gis rek mën na ko bindee noo xam ne day nice li la ciy attiré nag yàlla moom moo ko xam ni mu koy defee ñun nag ñu créer une autre beauté parce que les nouvelles technologies yi nga xam ne moom la ñuy gis ay yeneeni peuple ñu rafet te ñooñu noonu bu ñu seulement dootuñu nice ndax li tax ñu nice ma nga nekk ci kaw c'est artificiel ñun nag loolu la ñuy jël léegi tubaab yi nekk ci fii ñuy gis seen karaw yi di daanu si ginnaaw boo koy xëcc mu ànd ak kii ñoom dañuy monter ay karaw tubaab yi ma wax loo xam ne ñu bëri sax xamuñu ko tubaab yi ñoo fi dàq meesu que ñun ñoo ñu ko dàq foofu dañuy takk ay kii yoo xam ne seen biir karaw yi lañ koy dugal mu wàcc roule wàcc ba ci seen digg nga naan waaye tubaab bi moo bëri karaw seen stress bi ñu yore mënuñoo am karaw seen bopp moo tax ñoom esthétique bi dañ cee avancé ñoom ñoo indi ay pikiir ay dënn yu jug ak pikiir ay ginnaaw ak opération wàññi biir yuy langak yokk ay yéen ak yooyu yëpp ñoom ñoo koy def ñoo ñu ëpp stress fuuf ñun nag ñu gis loolu bu ñu ko gisee ci benn journal rek benn mannequin bu ñu préparé ba mu rafet ñu kii ko rek ñëpp bëgg a mel ni moom Sénégal ñëpp a marron dañu dem bay nuroog tubaab nit ku ñuul bu demee bay nuroog tubaab bu ñu la wanee photo mënuloo ko wutale ak tubaab karawu tubaab la yore kanamu tubaab teint wu tubaab la ñu ne c'est ça la beauté dafa aléatoire
loolu nag boo ko dee concourir ku gagné rek ñu ne la dañ laa faral léegi nag bu demee ba nga xamante ne dafa andi ay coow yu fi daan am ay année nga xam ne ndam si yàlla Moïse Ambroise Gomis moo ko doon organiser lu ne dégg na ko mbirum Miss Jongama yi lu ne dégg na ko lu ne ay jigéen yu dem ba sëyi ba tas ñëw di wane seeni ginnaaw di jaay rëy ginnaaw ñu ciy tànn ne kii mooy Miss Jongama xale yu ndaw yi tamit yoo xam ne ay xale yu ndaw sunu ay doom lañu seen 18 ans à peine ñu leen di ñëw naan leen da ngeen di accompagner ay nit xam nga ne ñun ñoo gën a rafet jigéen gën a naturel jigéen ci monde bi xam nga nag gis nga ma wax loo xamante ne lu doy waar la jigéen ñu bari ñooy gis bitim réew ñooñ di accompagner ay nit parce que ay service la waaw dañuy service fii nii dem na ba nga xamante ne bu la neexee da ngay louer gel li may wax nii nag ñëpp xamuñu ko parce que am na ci ñoo xam ne duñu fa teg ay tànk da ngay louer gel da ngay am benn manifestation booy dem nga dem ñu jox la benn gel bu rafet mu nekk ak yow ngeen dugg seen oto dem mu lay wéeroo ko foo na ko def lu ne mel ni sa jabar la mais da nga ko louer da ngay dem club louer gel wala nga am fête anniversaire indi ay jigéen da nga leen di louer looloo xew ay service la ay prestation la da nga leen di fay loolu mooy seen liggéey am na ci ñoo xamante ne ay jigéen ñu yomb lañu dañ leen di louer di leen andi ci ay party gars yi di def lu leen neex ci ñoom parce que dañu leen fay ne loolu mooy seen liggéey ci jamono jooju ñoom ak ñii di taxawaalu ci tali bi ci mbedd mi ñoo yem am ñoo xam ne suñu joteeg seen jabar am nañu gel yu ñuy louer pour rendre ko jalouse mu gën a leen a rafet gën leen a jekk ñu dajeeg ñoom ci ay place moo xam anniversaire la moo xam fête la pour rek naqaral seen jabar ñu mën leen a gën a jàpp yooyu yëpp dafa am te ni ñu koy defee ci jigéen la ñu koy defee ci góor ay góor yoo xamante ne yoo xam ne entraînement rek la ñuy def ba nice jigéen ñi di leen louer ñoom tamit di ànd ak ñoom ci ay fête léegi nag genre yu demee noonu ñun jigéen yu ñu yore ay jigéen naturel lañu lekkuñu ba suur waaye ràgguñu ba wow te yàlla am na nu mu leen bindee léegi nag ñooñu la ñuy dajale bu ñu nee miss ñu ne personne n'est perdant même boo nekkulee miss mën nga cee ndax rafet nga yaay sa miss région ñu dajale leen di booleeg ay naar ñuy ñëw comme que ñun naar yeenu gën a jege di leen jël seen passeport di leen yóbbu ay expédition ñuy ñoom it ñuy offrir service li nga xam ne moom la ñuy def fii loolu lañ leen di def loo dégg ngeen miss yi fi génn li ñu wax yëpp loolu moom bi ma déggee loolu rek laa xam ne kon de ñii di organiser xanaa kon dañoo nekkoon bitim réew xam nañu la xew ci réew mi fii di ñu fiy def moom la ñu bëgg a def Sénégal te xale yi c'est ay innocent lañu nekkuloo miss waaye di nga am passeport di nga tukki ñu leen di jël di leen yagaree fu ne ñuy accompagner ay nit te accompagnement boobu nag lu ne xaj na ci lu ne mais prestation Miss Sénégal ñu dem ba nit naan dañu ma cee violé ba ma ëmb ñu naan ko ku ëmb yaa tey yaa ko teg sa bopp parce que ay mag lañu majeur et vacciné même bu fekkee ne dellu si ne na baalu lii dafa waroon tax président de la république comme que mooy joxe ordre kan la ñuy arrêté ak kan moo deful yoon mais na wax ak ñoom Serigne Bassirou Gueye sax dégg naa dàq nañ ko tey nee nañ dañu koy remplacer ak Amadou Diouf mi nga xam ne moo nekkoon chambre d'accusation nee nañ moom lañ koy remplacer te loolu bëgg naa am nu ma ci wax bu fekkee ne c'est officiel waaw léegi nag lii dafa waroon tax tey parce que gis nga mbirum man bokkuma ci ñooñu nga xam ne dañuy wax naan ay miss jaruñu koy def ay joko loolu mais loolu dara newu ci wane lu rafet ci sunu réew buñ ci ànd ak ay teggin rek dara newu ci mais buñ ci bëggee boole yëfu saay-saay foofu la amul yoon
buñ ci bëggee boole mbirum soxoraay ay miss yu naan ay ministre bii mooma la ñu wax mu wooma après ñu échanger après ñu gisee ba lan moo ci indi ay ëmb te kenn takku la ay ëmb la mujjee ay complexe yoo xamante ne dañuy def revanche sur l'histoire parce que seen famille maanaam seen famille mocu cee bokk par des décisions nominatives la ñu jëlee jox leen ay kiiwu kilifa ñuy rêver ay jigéen bu rafet mosuñoo am gel comme sama genre yi la ñuy mel quoi mosuñoo am gel kenn nobu leen bu ñu demee ba am ay position nag dañuy def revanche sur la société gel bu ñu gis ci télé bi moo tax gis nga gel yu rafet gel yi nekk ci rafet yi ci télé yi di animé bu ñu la joxoonu liste yi ñi leen di doxaan amal xarit bu rafet rek amal xarit bu jigéen bu rafet rek da lay yónnee message u gars yi nii man dama dul def ay buzzu Sénégal yoo rek mais bu ma ko doon def dinaa daaneel ñu bari parce que xam naa ñu xam ñoo xamante ne ñoo leen teree nelaw ay avocat ay ministre waaye man nekkuma ci yooyu nekkuma ci looloo gën a yomb moo def ci mbirum presse looloo ci gën a yomb mbirum people parce que yow mi koy exploiter sax yaa gën a yées ñëpp waaw li ngay def moo gën a yées léegi nag lii waroon naa tax justice bi dugg ci ndax yàgg nañu koo def bu ko defee bu ñu ko defoon gis nga dajale miss ñi fi mosoon nekk miss ñëpp surtout les 20 dernières années bu leen neexee sax ñu dem ba 1980 la ñu doon jiñ Ambroise Gomis yëpp ñu boole ña nekkoon ca jamono jooju ñëpp dajale ko andi ko def ay enquête am nañu ay enquêteurs yu baax bu ñu ko defoon dina am ñu bëri beaucoup de têtes vont tomber te bu doon dëkk yu mel nii yooyu lañ fay def ndax amoon na fi benn entraîneur olympien américain boo xamante ne ci mbirum gymnastique ba fi may wax ak yow nii ma nga ca kaso à vie xale yu ndaw yi 15 ans 16 ans 17 ans mu leen di yàkkataan rek ndekete di leen di yàkkataan di leen tëdde rek ku andi sa doom ñu boole ko équipe nationale américaine de gymnastique xaw ma natation ndekete mu ngi sa kaw ma nga ca kaso ba te tubaab la waaw ma nga ca kaso ba fa la nar a deewee léegi nag lii dafa jar enquête te moom dañ koo enquête depuis ca début laal ña ca takk ñëpp ñu leeral ko parce que jàpp ay nit di leen cagatuloo mais c'est détruire une jeunesse et des générations mais nag réew mi bala ñu lay tëj kaso bala ñu lay andil ay problème rek mooy yow nga mettre en jeu wala en question l'autorité du président de la République wala sa famille wala ses proches c'est en ce moment seulement que la justice s'active rigoureusement contre cette personne ou ce groupe de personnes moment boobu rek lay xewee mais ay problème mu mœurs yi nii bu amee xoolal président bi day mel ni déggul te lu xew ci réew mi xam na ko day mel ni yëgul ça yooyu moom ngeen koy lijjanti ba lijjanti leen ko wala xool à la fin dañ koy nëppal sax avancé mais lii jaroon naa yëkkati ba ca kaw dem assemblée nationale wax ko fa léegi nag xam nga lu mu indi mooy ñi bokkoon ci concours boobu muy Miss Sénégal 2020 dañu naan ndaw si da doon joxe taatam moo tax mu doon Miss gars yi nañ ma baal ci wax ji de nañ ma ci baal loolu la ñi mu gagné ñëpp loolu lañ koy waxala ndaw si day moom ndekete moom li tax mu doon Miss kat ndekete moom da doon joxe boppam quoi loolu lay indi problème mu ñi nga xamante ne sax ñoo doon ay juge quoi waaw yooyu lay indi léegi nag ku fi nekkati Miss ñu ne kon ñi fi nekkoon Miss kon ñoom ndekete dañ doon joxe seen bopp ndekete man yooyu yëpp am na gars yi dañ leen di téye ci ay hôtel ay kilifa di dugg di génn ñii di accompagner mais c'est ay beauté booy wut beauté mais c'est aléatoire di ko dem ba di ko wuti ci sa ay moroomu doom doon ay ministre ñoo ñàkk fayda moo tax réew mi billaay yàlla waroon na ma fi jox cër rek moo tax ma nekk ci rajo bi di wax rek ministère bu ma ci yore woon dinaa ko doxalee yoon te bañu ma ci dóorante bañu ma ci mbëkkante te bi ci njëkk nag mooy ministère de la justice boobu la ñu war a njëkk a lijjanti mais nag bu ñu amulee séparation des pouvoirs duñu ko mën a def
réew mi yàqu na xam naa wax naa waxtu su fekkee Ahmadou Diop bëgg na cee yokk dara ma jox ko kàddu gi waaye daal li ma bëgg a wax mooy réew mi yàqu na yàq goo xamante ne mbirum Far West la ñu jëm ndax mbirum politique bi fu mu toll nii boo jaayulee géree doo am dara man maa ngi fàttaliku ndeysaan bi ñuy doon ay gone di màgg da nga daan gis ay ministres yu digne ay politiciens intellectuels yu digne bëgg a di exercer seeni fonction ministérielle ñu leen di naw xale yi di leen bëgg ay ndaanaan dëgg opposition bi am tamit ay nit ñoo xamante ne ñu digne lañu waaye léegi fu mu toll ñooñu ñëpp la ñu remplacer ak guerrier pourquoi bi ñu commencé am ay nit ñoo xamante ne yaakaar nañu ne réew mi da nga koy da ngay nappaate ne kenn du fi def manifestation ba pare boo fenee kenn du ko wax soo tëjee nit kaso kenn ñemewuloo wax dégg nga ki la neex ngay jiiñ loo xamante ne yow def nga lu ko raw léegi nag ngay jaay guerrier loolu moo tax ñi nga xamante ne ñooy doon sa vis-à-vis forcément ay guerrier la ñuy wane pour mën a doon de vrai leadership mais boo jaaree civilisation même boo dee def yëfu saay-saay da ngay gis ne gars yi mbirum silwiise lañ lay répondre avec élégance Senghor daaw fi def rek lu baax waaye gis nga nañ ko doon opposé c'était avec élégance Abdou Diouf la même chose yoroon na ay Jean Collin ay saay-saay yoo xam ne tey sax dee nañu mais seen tur mënut a set moo tax faaw ñu tudd leen di wax lu bon ndax li ñu fi bàyyi mais avec élégance la gars yi doon ko opposé wu mais léegi nag xoola avec barbarie la ñuy opposé woo même bi nga xamante ne ñii di opposé wu setuñu mais kenn du leen takkal di leen éliminer parce que ki seen vis-à-vis yëfu saay-saay lay def loolu nag moo ñu mëne directement vers l'anarchie ay rayante la ñu yore moo loolu mooy profilé wu à l'horizon gars yi Ahmadou Diop ma jox la kàddu gi Ahmadou da nga ci bëgg a yokk dara. waaw Ndiawar Diop maa ngi lay gërëm maa ngi lay sax waaw bëgg naa ci yokk tuuti rek ci li nga wax tout à l'heure ci Sénégal ak ci politique beeg fait divers yeeg ak tout l'aspect politique autrement dit la géopolitique. waaw léegi li may commencer rek soo me permettre ma wax ci tuuti. allez-y allez-y. voilà daanaka wax nga lépp parce que ci Sénégal. effectivement ci soxna soosu tudd Fatima Dione ñu élire ko Miss Sénégal alors nga xam ne finalement affaire boobu mooy défrayer la chronique ci Sénégal parce que yooyu rek la ñuy wax waaw te benn ministre ëmbal ko allahu akbar Sénégal day wax nga ko sax Sénégal man xàmmeetuma ko léegi ministre boobu justice li waroon a jëkk a def ñu sanctionner ministre boobu par rapport à la gravité exceptionnelle am déet voilà mais Macky wax nga ko du ko def parce que li ko intéressé mooy politique c'est tout li ci des lépp il s'en fout de tout voilà yoonam nekku ci te loolu bu doon France àdduna tukki xalaatuñ ko sax ministre bu ko def des na la wéree te des na la yóbbu justice waaw te da nga regretté lu tax nga doon juddu waaye Sénégal moom dara du leen ci fekk d'abord question bi may posé mooy lan moo waral Ousmane Sonko ñu ne ko da ngaa violé benn gel ñu defal ko contrôle judiciaire léegi lu tax benn ministre def pire même waaw parce que Ousmane Sonko sax ba nag ni mbir mi leeragu ñu ngi ko koy jiiñ nag kii nag benn ministre la waaw lu tax ministre boobu sanctionné wuñ ko 2 poids 2 mesures la am déet loolu naka la mën a amee ci dëkk bu civilisé dëkk boo xam ne ñu ne démocratie Antoine Blinker wala démocratie en échange des milliards aide nga xam ne John F. Kennedy moo ko indi woon mais loolu état yi seeni intérêt donc la ñuy défendre voilà seeni propre intérêt mesquin donc la ñuy défendre Europe ci loolu lañ nekk ci leneen ci loolu rek lañ nekk
ñu distribuer les bons et mauvais points aux uns et aux autres selon leurs propres intérêts. Voilà la réalité. C'est tout. Mais Arona Coumba Ndoffène Diouf jiiñ nañ ko fi loolu soxna si mu ko def porte na plainte plusieurs fois. Le dossier a été classé sans suite. Voilà, c'est tout. Sans suite. Voilà le problème. Suñu dëkk bi tuq su bënd la sañ ba rek ñi si ku silvissé nekku fi. Un aventurier moo fi nekk mooy buur mooy bummi li nga xam ne dañ ko daan yekk même Abdou Diouf Abdoulaye Wade ku ko wax Macky Sall ñi mu woo ko sax. Voilà le problème du Sénégal. Loolu la voilà c'est tout xam nga ay Russie ki man Russie duma ko jaawale Europe. La Russie mësta am colonie de la Russie du trahir ses partenaires adduna bi affaire arme la tubaab bi wóor na leen ne corps à corps de seen duma ñoom ñu yore seeni avion ak seeni guidage laser di bombarder di def lu neex di ñëw ci Afrique soi-disant le terrorisme alors que en flagrant c'est l'expansionnisme édulcoré moom la ñuy def defuñu leneen dem bay violer comme ni nga ko waxee les territoires des pays apparemment souverains mais affaire bi ci ñun la voilà le problème du Sénégal loolu moo fi nekk évidemment damay def benn tremplin jukki nga ko Serigne Bassirou Gueye a été viré de son poste de procureur du roi waaw ki ko remplacé évidemment wax nga ko Amadou Diouf bi nekkoon chambre d'accusation te li ma ci gën a jaaxal ci Macky Sall man mooy mais Macky Sall mooy nit koo xam ne c'est l'homme de la contradiction et des galéjades c'est-à-dire que lu mu la wax dellu ci ginnaaw du def dara Macky Sall ci laa gisee koo xam ne ay retraité rek lay nommé xanaa dëkk bi ñu am jàng amu fi xanaa non c'est parce que xam nañ ne leen jox deuxième chance parce que ñoo koy liggéeyal loolu laa yaakaar ne loolu la mais parce que li tax mu leen di jox chance c'est parce que ñooñu comme jël nañ seen surtout amuñu choix loolu la Macky Sall def amul leneen xam ne finalement le juge en fait le doyen des juges Samba Sall waaw Macky Sall dana nommé koo xam ne moom it retraité lay nekk ndax mooy obéir voilà le problème li ci gën a garaaw après les faux billets et les faux passeports diplomatiques waaw nga xam ne kenn jàngatu ko parce que nous sommes point élucidés waaw Seydina Fall Bougazine dañ ko jox liberté provisoire muy taxawal du def li ko neex waaw léegi lan mais attends pendant ce temps ñi nga xam ne ñoo def passeport bi faux passeport diplomatique yi dégg nga xam ne finalement 31 personnes la Aïssata Tall la ministre des affaires étrangères waaw et des Sénégalais de l'extérieur mais lu tax duñ ko sanctionné parce que mun do ignorer dossier bi voilà le problème ñoom voilà ñu ngi dara du ci mujj 15 du ci mujj te li ci gën a garaaw bis bu yàlla sàkk moom laay wax scandale bu jeex beneen scandale ñëw jël say droit et c'est sa rajo et ça continue li ci gën a garaaw day li koy corroborer mooy fi may waxee yow ni gis nga information bi njawal ki ñuy wax Khalil Ibrahima Fall député maire Kër Samba Kane cumul des mandats waaw des pratiques frauduleuses mu def ko ci au sein de la Sénégalaise des travaux d'équipement agricole waaw et des énergies soi-disant renouvelables mu def déclaration boo xam ne biaisée de plus de 5 milliards de francs CFA alors que ñeneen ñi dañoo suppi seeni casquette yi député di tàng bi dàq ñoom Karim Wade di song Ousmane Sonko di mu naan daat voilà le problème waaw
juge boobu nga xam ne moo war a remplacer kii Samba Sall mais buñ ci am mbetteel de man du ma ci am benn mbetteel du ma ci am benn surprise un juge des compétences moo koy remplacer. amul leneen boo xam ne aussi dafa demoon retraite. voilà le problème bi te di ci gën a grave parce que scandale yi dafa bari ba nga xam ne danga naan sax nun ban dëkk la nekk njawar. voilà le problème xoolal Doudou Ndir ñu ngi koy fay 5 millions de francs CFA en toute illégalité l'autre illégalité te Seybani wax na ko voilà le problème mi ngi fi actuellement mi ngi wajaasi ci adduna bi et aux frais de l'État sénégalais voilà le problème voilà le problème te kooku normalement comme ñun évidemment am nañu élection locale mais xoolal préfet yi di def li la neex ana Doudou Ndir de daal sax wurta mën a atte parce que il est hors course voilà le problème Macky Sall dañoo yàpp jërëjëf dafa nekk depuis mai 2011 mi ngi fi ñaata at 9 ans dans l'illégalité te yemul ci loolu Abou Ebel Thiam c'est pareil 2019 lañ ko joxaat mandat de 5 ans kon Macky Sall bu ñu defut le rapport de force dana fi toog waaw su boobaa nag noo tooñ suñu bopp bu ñu yagaree nekk ci suñu incantation stérile parce que lu ëpp tuuru voilà le problème du Sénégal parce que Sénégal ak Afrique parce que ñun yàlla danoo mere yàlla danoo jox lépp mbir mi affaire souveraineté la soo amee souveraineté yàlla jox la ay ressources minières c'est don de Dieu da nga koy téye waaw di def partenariat sur des bases voulues seet dëkk yi nga xam ne am nañu fayda comme ñun amuñu usine buy defar arme te day sax ñun suñu problème mooy noo ko teg suñu bopp lool xoolal ñi nga xam ne ñoo doon xeexal Lat Joor démb waaw ay maxu doom la yore woon comme Sénégal tey ay forgeron ñoo fa nekkoon tey waaw léegi ñooñu bu ñu leen joxoon ay moyens dañuy def ay armes parce que suñu économie attan nañ ko parce que tubaab bi ñaari nopp lañ yore ñu yoree ñaari nopp dañoo jàng science ñu dégg nga ñun ñu jàng science pourquoi loolu mënuñu ko parce que pourquoi ñu ngi wommat l'Union européenne en particulier doo dégg mukk ñu diingat seeni minable pantin de la trempe de Macky Sall au contraire dañ leen gratifier ak ñoom Alassane Ouattara xoolal Blaise Compaoré nga xam ne dafa def banditisme assassinat ñu naan dafa am immunité mais on est où Laurent Gbagbo xanaa kon amutoon immunité te loolu sax ay fen la voilà le problème de l'Afrique parce que c'est l'éternel recommencement ñu diingat le Mali mais le Mali est libre peut choisir n'importe qui doit être son partenaire sur des bases voulues voilà le problème fuñ ko teg fan lañ ko teg dañoo moom adduna bi voilà le problème voilà merci jërëjëf te may rappeler rek ne bërki démb manifestation yi nga xamante ne Amérique dañ ko fi doon def di demander justice pour les noirs Sidi Bouye ma ñëw jox la kàddu gi bu fekkee tu es toujours ci ligne bi wala Jean bi Ba bi ñuy def manifestation ci Amérique ay nit ñu ñuul di woote seeni droit ndax boo demee ci kaso yi ñoo fa ëpp te ñoom 12% de la population yi la ñu nekk boo demee ci tribunaux yi ñoom la ñuy ëpp ñu ñuy juger te ñoom 12% de la population américaine lañu ñoom ak hispanique yi ñuy xeex am benn tubaab bu génne armam duma sax tudd turam ndax jéppi ko mu ñëw tiire ba rey ay nit ñu jàpp ko fitalam la yore te bi muy dem yor na audio ne mu ngi dem di rey ji ay nit ñu yóbbu ko di ko juger barki démb xoola ñu acquitté ko ci liñ ko daanoon yëpp ñu acquitté ko pourquoi léegi nag ñooñu dëkk boobu ki ko jiite seen diplomatie mooy ñëw di yagari Sénégal di wax nit ñi lan ngeen war a def bonne gouvernance te moom dëkk bi mu jógee bonne gouvernance amu fi ci wàllu ci yemale les races waaw loolu moo doon sama input ci loolu Jean Djiba ma jox la kàddu gi salaamaaleykum waaw maaleykum salaam maa ngi dégg seen waxtaan bi neex na trop te am solo neex na trop te am solo am na solo tamit
waa yokk trop ko sax yokk ko yokk ko yokk ko yokk ko man li ma ci yokk daal li ma ci yokk daal maanaam li nga ma jaar ci li nga wax léegi li nga fi ngeen commencé ci wax ci miisu Sénégal yi waaw miisu Sénégal problème bi ñuy ci soow nii actuellement te moom Sénégal loolu moom bu dee nandite nga wala boy Dakar dëgg nga wala boy képp ku xam li xew Sénégal da ngay boy Dakar da ngay nandite xam nga ni loolu waawaay loolu musul dañ Sénégal dëgg la gis nga si on avait vraiment rassemblé tous les mannequins yi nekk Sénégal ak ñi dugg ci milieu jettet beeg mi Sénégal waaw ku ci nekk raconté li nga xam Sénégal ci autorités yi ci nga jaar ak ñoom ci kilifa yi ah non kon dëkk bi sawaay lambay laa la wax moi je me rappelle yaa ngi fàttaliku histoire u Kambel ak umu kii waaw tukulóor boobu femme boobu doon def affaire aar yooyu waaw les sœurs Kambel les jumelles là waaw ñu sélectionné fii presque 200 femmes nar leen yóbbu Libye ñu naan dañuy def défilé de mode wallaay les vendre ci affaire yooyu waaw gis nga Sénégal Sénégal loolu fa gën loolu du lu bees te du loo xam ne vraiment événement la pour man quoi wallaay du événement wallaay boo rek du mën a gis nga bu xale yi amoon tuuti audace rek comme ni nga ko waxee bu doon Amérique nit ñi dañuy génn di témoigner seen passé waaw nga sélectionné toutes les filles du jet set là gel yi nekk ci mannequinat beeg waaw gel yi nekk ci showbiz beeg ñi nekk ci clip yeeg yooyu ku ci ne wax fi nga jaar ak kilifa mais les kilifa là elles passent que leur temps à faire ça aux filles de Dakar nit ñi xam nañ ko wallaay ay bi ak ñu garage wallaay ay regarde la petite de Kolda là bi fi amoon problème ak Diop Isaac là waaw elle vit à Dakar ci koo xam ne xëyul gontuwul ay mbokk mu ngi fële Kolda ndóol ba kenn mënu la wax lu ñuy añeeg lu ñuy reere ñu loolu appartement muy dund ci kaw benn ñu ne responsable de l'affaire dañ ko bind ci dool bi yëpp di ko wax ñu tokki xale bi am ñaari bon léegi appartement boo xam ne bul xam ñaata la fay fay ba pare jënd oto jox ko oto boobu la jël jox ko boy rappeur boobu mu amoon problème ba ñu arrêté woon ko boy bi jaay oto bi waaw boy bi jaay bi xale bu ndaw wallaay luy appartement di fa jaar rek di ko nappaaje mais loolu am Sénégal loolu du lu bees bu nit ñi bu ñuy wax dañuy wax ci affaire élection yi ak coono bi Sénégal yi di dundee Sénégalais yaa ngi nii dëgg naa ciment luñ ko yokk fer bi yokk ceeb dund bi loolu ñu war a wax mais dañu jël ay événement di jéem a distraire nit ñi bu ñu distraire ci affaire mi Sénégal lii du lu bees Sénégal du dara pour man événement bu ñàkk solo la ñàkk amul solo yow booy Dakar nga xam nga Dakar nu muy doxee ay les filles là les filles là tu es une autorité tu as de l'argent boo xam ne du sa salaire da nga koy jël di foye da ngay jëndal xale billet avion fii mais xoolal bu ñuy wax affaire passeport yi amu fi benn xale bu jigéen bu ñu newoon dañoo nangu passeport am waaw parce que dafa am ministre bu ko defar passeport diplomatique oui muy voyagé ni mu ko nekkee di dajeeg moom ci àll bi di ko nappaaje loolu waxuñu ko fi wallaay wax nga ko fii lañ ko wax ñëpp wallaay xale bu jigéen da ko wallaay waaw mais nag loolu du lu ñuy wax Sénégal nañu wax leneen coono bi nit ñi nekkee Sénégal coono bi wax na léegi ba ma dégg ñu wax ci affaire kii ñu ngi wax affaire viol xaw ma mais Ousmane Sonko bu doon dëgg dafa viol Adji Sarr Ousmane Sonko di ñàkk na jom bu toll nii génn Sénégal lan mi ñoom gën a rëy fii ci Sénégal ci nit ku violé lan mi ñoom gën ba lu ko neex lay wax Macky Sall lu ko neex lay wax ci dëkk bi kenn du ko teg ci yoon tey Adji Sarr taxaw fii di Sénégal yi ne Ousmane Sonko dafa maa violé 11 mois ngi nii Adji Sarr ñu noon dafa biir musi na bu fekk bi bi 9 mois jotee fii am na benn boy librairie bu génn fii di artu Sénégalais yi ak maternité yi ne préparé leen parce que dinañu fexe ni ñu Adji Sarr gàddoo benn doom xaw ma ci maternité lañ koy jëlee xaw ma dañ koy sàcc ñoo jox ko ne moo wasin doom bi te fekk dañ koo sàcc loolu lépp artu nañu Sénégalais pour ñu jël seen matuwaay amuñu benn firnde bu ñuy tegal fii ni kii violé nañ ko yow nit ñi violé la du benn association féminine du benn kuréelu jigéen bu taxaw di la défendre du benn avocat APR bu taxaw sax avocat APR rek saa yi ñaata avocat ñoo nekk APR ñoo war a mën a taxaw contre xale bi ñaata avocat ñoo fa nekk ak ñaata juriste kenn mënul taxaw tribunal parce que le dossier est tellement vite qu'il y a pas de viol que nit ñi dañuy am na ñoo xam ne dañuy mooy rek ci viol parce que dañ ko jël def ko affaire politique ba pare ki ñuy timal viol nekk fii jàpp nguur gi lu ko neex mu wax ko lu ko neex mu génne
violé woon dëgg xale bii. billahi kon tey du am sax fu mu nooyee bay taxaw. di am lu muy wax. lu nekk mu yokk si waay. mais dëkk bi ñu mel ñaaw na dëkk naa tamit sànq. mais Jean. moo grand. waaw daaneel la ma lay doog a laaj question rapidement. non allez-y après. non li ma bëgg a laajte mooy. yow lan mooy sa position surtout yow affaire sécurité nekk nga ci yëngatu nga ci. France tey di wàccee ay armam beneen dëkk pour dem beneen dëkk africain boo xam ne fa la war a duma waatee rayee fa ay nit wala occupé fa ay di fa défendre ay intérêt yoo xam ne du intérêt am ban jàngat ngay def si loolu yow. gis nga tey rek maa ngi wax sama benn collègue français maa ngi koy woon le blocage là des Kaya burkinabé là. waaw burkinabé. du doon bloquer le convoi des militaires français. waaw mais nag kooku bon amul xam-xam bu bëri xam nga rek tubaab yi tamit dañ ciy daje ñoo xam ne. waaw seen xam-xam bëriwul. waaw ma ne ko gis nga lii. lii mu ngi lay firndeel fii ak ay at yu néew. di ngeen sonn boo xam ne parce que la jeunesse africaine là est actuellement décomplexée. wallaay te ils ont tout compris te lii dina dañ léegi Afrique ma ne ko xoolal lii. te des jeunes ñoo xam ne dañoo xam la fa seen dëkk. ba pare ne lii il faut mu jeex te dina jeex. wallaay dana jeex ma ne ko am na français yu comprendre na ku mel ni Bolloré. parce que temps il y a une semaine de cela maa ngi dégg information RFI. il est en train de revendre toutes ces sociétés là yi mu amoon en Afrique yu bëri mu ngi koy jaay. mu ngi koy jaay non dafa commencé na yeewu xam na ne pertement la ci nar a jël. non dina ko jaay parce que xam na ni y a une certaine génération décomplexée bi ñu am en Afrique boo xam ni non France dina fi lay jógee comme ni ñu ko waxee regresser une position dellu ci position boo xam ne dina sori trop ci puissance bi mu nekk parce que Afrique da koy tourner le dos. te gars yi dinañu demal seen bopp. mais comment se fait-il tey maa ko doon du ma doon tubaab bi sax dama ko ne mais c'est pas possible ma ne ko comment tu peux comprendre les États africains ak richesse bi nekk Afrique yëpp ci ay mines. lu toll ni ay pétrole lu toll ni ay on a des forêts du bois. On a des ressources minières comme le pétrole, on a du gaz, on a de l'or, on a de l'uranium. Nga xam ni toutes les centrales nucléaires yi nekk fii uranium lañ koy doxalee te uranium bi Niger lañ koy jëlee. wallaay ma ne ko ñoo gën a ndóol ci àdduna bi. Tu vas dans les pays Moyen-Orient là, les pays du Golfe là, ils n'ont que du pétrole. Et c'est des pays. wallaay après ñoom ils ont du pétrole. Le pétrole là bi leen di avantage noonu ñu am seen dëkk moom la ñu jëndee ay club européens yi nekk fii yëpp ñoo leen di gérer ay joueurs yu gën a cher ci àdduna bi ñoom ñoo leen di fay. hôtel yu gën a luxe fii ci Europe ñoom ñoo ko jënd. place yu gën a neex ak monument yu gën a grave fii ci France dañ koy jënd sax def ko ay palais di ko foyee te pétrole kese la ñu am. def ko mais ñoom ñooy gën a pétrole bi seen bopp naar yi génnoo ñu ci pétrole bi seen bopp. wallaay c'est des multinationales et des sociétés étrangères américaines et françaises moo ci extrait pétrole bi ñu koy exploité gagnant ñu ciy gis seen bopp. wallaay defar seen dëkk. africains yi non dañ koy ñëw jël seen dëkk mais da ngeen ci am dara parce que mën leen ko génne parce que seen pétrole fu mu nekk amu leen moyen pour génne ko ba pare 10% ngeen ci am du ngeen ci gis dara ci seen bopp ba pare ngeen continuer di trop ba dee. dans la pauvreté. Non, il y a une certaine génération de jeunes qui ont compris ça. qui vont changer l'Afrique ci nii wala ci nële. dina soppeeku Afrique. donc moom nañ ko ñaan yàlla rek. fekk ko. tuuti fekk 10 ans man xam naa ne xëy na après dinaa de mais man xam naa ni Afrique dina soppeeku te dina changé. jërëjëf vraiment jërëjëf mbokk yi. am na solo. jërëjëf di waaw incha allah. waaw naa def comme li may def nii rek. voilà wala. su ma mën a dugg daal am lu yokk ma yokk ko ci. incha allah bu yéen nag keroog maa koy woo wuyu ma xamul tax xaw ma numéro am baaxul xaw ma dafa sorewul xaw ma numéro am baaxul xaw ma dafa ma bañ a jël. Sidi Bouya voilà jërëjëf. trop moo taxoon ma woo ko. dëgg la échange bi ñu def keroog nag. du pour xuloo wala quoi. ku nekk day wax sa xalaat rek. ñu nangu ko moromam. wallaay. bu fekkee mu ngi dégg nag. nuyu naa ko. li ma ko jàppee dinaa ko jàpp ba léegi. dëgg la. ok voilà jërëjëf mbokk yi loolu mooy doon tey sunu émission ñu bëggoon ko focus ci wax dëgg rek ci wax dëgg sunu xalaat boo xamante ne ci wax dëgg lañ ko teg sans faralaate quoi waxte loolu la ñu bëgg di ko def képp koo xamante ne nag yaa ngi woon ñuy déglu. te nga dégg fi loo xamante ne neexu la ñu ngi lay jéggalu bu baax a baax képp koo xamante ne nag dégg nga fi loo xamante ne
yow ëpp nga ñu xam-xam te mën nga koo liggéeyee noo xamante ne boo ci liggéeyee mu gën a jariñ nit ñi ñu ngi lay ñaan nga def ko di gërëm Ahmadou Diop ci intervention am di leen baalu àq di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot ba suba incha allah ci beneen émission jërë ngeen jëf salaamaaleykum. man di dégloo ci sunu kër FM seeni kër laa sama gaa ñi dégloo ci sunu kër FM sunu rajo laa sunu rajo laa sunu rajo laa autrement du fenn fu dul fii ci sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal muy defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu lañu nekk nekkuñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xamu ko pour suuf ba tar ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal du tax nga jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon. kon loolu de wax dëgg yàlla xam nga dafa diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal. ana ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam.